ca Mali parce que tant que Mali amul jàmm Sénégal du am jàmm waaye loolu yëpp attaqué juge yi attaqué président de la République tey attaqué armée loolu yëpp ñun ñëpp xam nañ lan la annoncé candidature alors que waxtaanoo sax ak sa parti nañu ne parti yëpp war na am tuuti démocratie dañuy ubbi candidature yi annoncé ay candidature moo ko intéressé élection député élection locale jeex na waxatuñu élection locale parce que moom ci élection la dund élection législative jeex na waxatuñu élection législative yaakaar na ni mën na laxasu ci ay élection pour que digganteem Adji Sarr ñu bañ koo leeral ñun de waxuñ ñi Ousmane Sonko moo tooñ waxuñ ñi Adji Sarr moo tooñ dañoo wax ni justice nañ ko rendre na àttekat yi wax fan la dëgg féete bu dee Ousmane Sonko moo am dëgg na ko àttekat yi wax bu dee Adji Sarr moo wax dëgg na ko àttekat yi wax loolu lañ la laaj la mënuñ am tey suñu camarade de parti bu nga xam ni yàgg nañu ànd ak moom mu nekk responsable ca Fatick nekkoon fii directeur général du COUD nekk responsable bu mag ñu accuser ko yu mel noonu te muy défendre di moom ba tey defu ci dara ñu tëj ko ñu bàyyi ñeneen ñi ñu accuser de la même chose ñuy doxantu di saaga ay président de la République ak ay armée dañoo bëgg que les citoyens soient au même pied dañoo bëgg que les citoyens soient jugés et que Adji Sarr comme tous les citoyens du Sénégal a droit à la justice pare nag ñu doog a wax ay élections présidentielles yu nga xam ne c'est dans 18 mois bu ñu installé assemblée nationale ba pare président installé gouvernement bi mën nañu wax après élection présidentielle àggaguñ fa waxtu liggéey la ñu nekk waxtu continuer li nga xam ne président Macky Sall tabax ci réew mi te président Macky Sall li mu dirigé wul rek Benno Bokk Yaakaar président dirigé benn camp bu ñuy tuddee le camp de la corruption beneen camp mu kan moo ko jiite mais c'est le camp de la destruction ma gërëm seen sant leen jox par li si di gërëm leen sant kay rajo Malick merci beaucoup Abdoulaye yaakaar naa su du woon ñëw naa ba fii war naa ci jël ñaari kàddu rek wax nga français boo xam ne képp ku ko déglu dina xam ne français bien réfléchi mais bien lii yaakaar naa ko mais wax dëgg yàlla ci olof bi tamit liñ ci waroon wax yépp su ma ñëwee ba fii nag yëkkati mu benn kàddu rek waxuma ci tem ñu foog ne leneen la ndax dama bokk ci ñi invité journalistes yi ak toog conférence point de presse la boo xam ne Abdoulaye Seydou Sow ak Farba Ngom mais moom rek doyoon na ci sëpp ak barke ndax déglu ngeen wax macha allah waaw donc merci Abdoulaye mais mbooloo mi ak ñi ñuy seetaan man am na loo xam ne dama bëgg wax ak yéen réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk position pouvoir réew mi sénégalais yëpp a ko bokk ku mënta doon rek tant que sénégalais wala sénégalaise bi ci nga bokk mais lu tax ñuy bëgg rek ku mel ne Ousmane Sonko ci kàddu bu waxul loo xam ne du dëgg parce que dama tàmm déglu ay kàddam wala ci ñi ko jegee yenn saa yi mu ñëwee man xam nga dama indi ay affaire di ci yi muy wax te du xam fan laa ko jëlee bi ci njëkk rek may groupe de WhatsApp bi nga xam ne da koy coordonné mooy administrateur bi génn na ci ñu bari loolu xamul fan laa ko yëg génn na ci ñu bari parce que dañ ko doon wax dëgg bëggul ku koy wax dëgg problème mu dictateur yaa ngi koy commencé jëf di ko doxal ci moment bi nga xam ne opposition nga nekk un chef de parti kon nag yaakaar naa ci li nga xam ne
ko doonee musiba la ci réew mi. Sénégalais yi xale yi laay waxal point de presse bi mu doon def dafa ne xale yu mooy lan kaay la ñu dem xeex lan la ñuy xeex lan moo fi ne ba nga xam ne dañ koy xeex loolu laa man loolu moo ma jaaxal di mobiliser di préparer loo xale yi di dugg ci seen moyen di wax ak ñoom il faut ñu delloo ci seen xel benn bopp la kenn mu c'est-à-dire kenn ku ci dox ba ut réew mi sénégalais yi nga koy utal mais yaakaar naa du sa bopp ci sama yaakaar kon nag lu tax ngay yëngal xale yi sénégalais yi di leen préparer loo ci loo xam ne ne mbirum Sénégal la wax dëgg yàlla du loolu kaay la ñu dem xeex di woo xale sénégalais yëpp allez-y se mobiliser se préparer Ousmane Sonko du problème mais la nga xam ne du problème ci sama yaakaar man le ministre Abdoulaye Seydou am nga problème justice xam nga ne justice mooy condamné am ñeneen nit ñi nga tere na leen ñu nekk candidat yow xamoo lan la justice di tere d'abord ndax di nga nekk candidat parce que en 2019 Ousmane Sonko a été candidat jël 3e aux élections présidentielles loolu droit am la est-ce que jamono yooyu wala laa ndax amutoon même bu doon day laqatu fenn sax feeñu toon boobu amutoon benn problème ak mu am problème ak justice te problème justice yi amul problème ak état amul problème ak état beneen sénégalaise boo xam ne ne citoyen la comme moom moo jël plainte de la justice loolu daa war a leer Sénégal askan yëpp xam même ñi ànd ak moom dañu war a appeler à candidature mu ne légitime loolu yaakaar naa ko kon nag loolu mu ngi noonu yëpp ñu ngi koy xaar léegi nag ci sama yaakaar ñu ngi doog a génn ci élection législative au moins un at présidentielle bi nga paree def sa point de presse bu njëkk attaqué ñun waa Fouta ak suñu résultat bourrage dënn tontu nañ ne ba mu saf-saf mais bi ci waxaat encore jour ou 20 jours des élections législatives au lieu ngay jël kàddu di wax ci loolu li nga xam ne ne ñu ngi ciy génn motul sax après les résultats officiels mi nga xam ne tribunal joxe na de point de presse ci loolu ngay wax mais di waxaale ay wax yoo xam ne ne da ngay jël kàddu attaqué armée mais loolu quand même sénégalais yi koor yëpp insulté nga armée bi wax nga gendarmerie même général au commandant wax ci police yooyu yëpp ci koor bi nga xam ne ne sénégalais yi ñoom nekkin kaaraange Sénégal la te nga bokk ci Sénégal ñi muy aar ci biir réew mi loolu boo jëlee kàddu ñooñu ngay wax question léegi nag li mu doon wax yépp mu ngi doog egsi ci armée bi wax nga kilifa diine yi laal na journaliste yi amul kum fi bàyyi bu ñuy wax te yàlla tax te ndax kooku mën nañ ko bàyyi noonu rek mu doxal taxaw di wax lu ko neex doxal lu ko neex rek ñu koy bàyyi noonu mais quand même loolu on doit se poser des questions on doit se poser des questions ci yàggul encore comme ni ko Abdoulaye Seydou Sow waxee notre camarade mi nga xam ne ne nekkoon DG COUD l'actuel PCAO sayet la suma juumul bu amee problème ak justice téye ko di xool di saytu ndax liñ ko tuumaal déggal wala du dëgg ndax kooku du responsable mag ci biir réew mi ki fi ne képp ku fi ne ci biir réew mi kenn laa la wax amu ci dayo wala magaama boo xam ne bu la yoon soxla doo ko wuyu impossible il faut que encore ñu xam ne armée yaakaar naa suñu kaaraange réew la loolu moom mën nga laal ku ne mais ñooñu dag leen war a bàyyi tout tranquillement Macky Sall on peut comprendre même si les présidents de la République boo jëlee sa kàddu jëmle ko ci moom on peut comprendre mais jël sa kàddu di ko jëmle ci armée li nga xam ne ginnaaw yàlla moom moo yor kaaraange réew mi nekk ci frontières yi suñu jàmbaar yooyu nga xam ne dañuy yendu di taxaw suba ak ngoon rien que pour di aar askan bi ak sénégalais ak sénégalaises yi ñooñu lu ñu mérité mooy c'est d'encourager de féliciter mais pas di leen attaquer bu ñu waxte yàlla tax mais ci wàllu encore courage loolu Ablaye Sow leeral na ko
di jël armée sénégalais nekk pays bi nga xam ne réew bu souverain na yor lépp lu réew di war a yor ba ñu toll tey ci wàllu ci njiitu Macky Sall ñu am image boo xam ne ci biir réew mi Afrique yëpp avant même muy nekk président Union africaine xam na ne ban image la Sénégal yor ci biir bitim réew loolu mu nekk lu am solo ngeen xam aussi courage bi Macky Sall yor ñu naan France da koy diriger wala dugg fii génn fii président Obama ndax ñëwul fii ci biir Sénégal Macky Sall recevoir ko fii ci biir palais mais dafa jël kaddu assumer sa position de dire tant que mu ngi jiite réew mi continuer di jiite réew mi te kooku dafa bokkoon ci ñoom li nga xam ne ñoom dañ koy cautionner di ko parrainer ci la jël position am direct pour dire à l'opinion ko ci kanamam wax ko ci ginnaawam du publication communiqué wala leneen def ko ne tant que maa ngi nii jiite réew mi français la ko wax ñu koy traduire en anglais courage boobu politique Macky Sall yor na ko pour dire que tant que maa ngi jiite réew mi kenn du fii wax dëgg yàlla doxal mbirum góor jigéen leeroon na yaakaar naa ko Macky Sall ku am courage boobu wax ko ci kanam Barack Obama kooku kenn obligé wu ko kenn influencé ko courage bu ma mënu koo assumer loolu du xel wala ku xam Macky Sall ku nekk rek xam na ne moom bu jël engagement da koy jël librement nit la koo xam ne noonu la suñu dogal yàlla dogal mu mel et puis encore nekk opposant ça ne veut pas dire que lu la neex wax lu la neex def moi je crois que da nga opposé ci ñiy jiite réew mi mais opposé woo ci ñi koy yor c'est-à-dire yorin bi du pouvoir politique bi mais ñi nga xam ne ay police ay gendarmerie ay douane ak ku fi nekk corps boo xam ne ni dafa bokk da nga bokk ci ñi aar Sénégal ñooñu loo yor kàddu musuñu déglu benn homme politique bi fi daan nekk di ut réew mi am ko wala amu ko ak ñaata sénégalais lañ amoon fi ñu yor ay parti politique ñaata sénégalais lañ fi am ci ñi nga xam ne ñu ngi doon ut réew mi amul kenn koy ut réew mi ni ko Ousmane Sonko di utee loolu mooy lan nit fitina boobu jël kàddu di wax police di wax gendarmerie di wax ku ne di wax sëriñ si di wax journaliste yi ba ñëw ci nag léegi li nga xam ne mooy suñu armée loolu nag sénégalais yi dañ ci war a wax en tout cas li nga xam ne am na solo Farba Ngom du juge du magistrat du la homme politique la ci wàllu candidature am loolu mbir la moo xam ne on suivra ce que la justice loolu conseil constitutionnel li mu ci décidera mais avant ñu fa egg si quand même d'être candidat ci moment yi nga xam ne waroo nekk candidat wala war nga nekk candidat am nga problème boo xam ne sénégalaise nga amal problème Adji Sarr Adji Sarr laa koy waxee man léegi Adji Sarr waaw Adji Sarr nga am problème ak moom ndax yéene naa ko mu dem màkk bu ci yàlla àndee heure bu paree li muy dox noonu dinaa ko utal billet màkk xëy na mu dem aji quoi Adji Sarr nga am problème ak Adji Sarr léegi boo amee problème ak Adji Sarr problème boobu jeexul parewul ci mbir boobu nag ñu pare ci élection ngay jël kàddu au lieu ngay da ngeen mus a dégg ci limite ça fait gémmiñ di wax yëpp di saaga mus naa jël kàddu tontu ci mbirum Adji Sarr ci opinion publique lu tax loolu yow neex nga lammiñ bari nga bëgg nga lu tax Adji Sarr biñ lay tuumaaleel mënoo ci indi tuuti éclaircissement yéen journalistes yi tamit comme dafa chaque semaine chaque 20 jours dafay woote ay point de presse lu tax du ngeen ko ci interpeller yéen say xanaa amu leen courage boobu loolu dafa may jaaxal dafa war a leer nee na ko Adji Sarr yéen journalistes yi laay waxal Adji Sarr li gars yi ni lay waxee yooyu na ci tontu tuuti même bu dee 1 minute ñu xam ne au moins amal na ko tontu comme dafa rëy làmmiñ dafa rëy làmmiñ di wax rek chaque seconde chaque weer chaque 3 semaines di organiser ay point de presse nañ ci mës a wax mbirum mam ak Adji Sarr avant sax muy dem justice ci wàllu politique mu tontu tuuti comme accusation la accusation boobu leeragul xamaguñu aji la wala moom moo am dégg yéen journalistes yi dee leen ko ci tuuti interpellé bii baax bu leen woowee point de presse ñu ngi xaar ngeen même bu ko waxul ngeen interpellé ko ndax mu indi ci tuuti leeral loolu dafa am solo trop waaw en tout cas man li may wax daal sénégalais yi xale yi laay waxal man li ma ci gën a marqué mooy wala li nga xam ne gën nañ ma ci def problème mooy nga jël sa kàddu di def sa point de presse di déclarer sa candidature en tant que homme politique waxoo waa Pastef parti bi nga xam ne moom nga jiitee mais di wax sénégalais yi préparer leen ñu préparer wu ci lan
est-ce que warul dem wuyu justice wala war naa wuyu dem justice man question boobu dama koy poser sénégalais yi war na wuyu wala warul wuyu comme war na wuyu nag loolu loo ci préparé ay nit demal préparé nga dem wuyu man sama jéemu bopp en 2010 bi police ñëwee sama kër Derklé di ma wër ma ñëwaat fekk leen ñu dem fekkuñu ma foofu xaaruñu ma ba ñu ñëw jël ci ma wala bu ñu indil ma convocation man maa taal sama oto directement ak sama chauffeur dem directement dem wuy ji police commissariat central jamono yooyu jotuma convocation boo xamee ne ñu ngi lay wër justice def la soxla wala police gendarmerie yi nga xam ne ñoom leeral askan bi lañ fi nekk ñoom ban intérêt la ñu am ci jàpp koo xam ne wala téye koo xam ne dafa toog ci dëkk te ñoom ñoo war a àtte dëkk bi amul solo dama dem wuy ji ma ñëw foofu 7 heures du matin falaa toog ba 19 heures et quelque toog ñuy wax ak man traumatisé wu ma déstabilisé wu ma question yi ma doon posé dama ciy tontu mais ndax duma sénégalais ndax waruma wuyu dem wuyu pourquoi ça Ousmane Sonko daf fi gën nit ñi wala daf ñu ëpp ndey ëpp ñu bàyyi mooy kan ku mu fi gën kon nag loolu yàggul ne gis ngeen ni leen ko waxee ki nga xam ne dafa bokk ci responsable bi gën a mag ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar wala parti bi biñ ko tumaalee lu mel noonu dem na wuyu ji mu ngi ci loxo yoon heure bu àtte jotee day leer moom it mooy kan ba nga xam ne du dem wuyu ji xanaa moom koo xam ne ëllëg bëgg ngaa doxal réew te yoon xalaat nga di ko doxal man ci sama xalaatu bopp buñ la woowal sax yaa war a dem war am cawarte bu rëy dem wuy ji rien que pour leeral lii xew loolu dafa am solo en tout cas daal li gën a garaaw attaqué Macky Sall moom ci la dëkk ñun suñu genre yi ku laal Macky Sall ñu dal sa kaw on cherche même pas à comprendre je sais que ma position c'est la position de Ablaye Seydou Sow te tamit mu ngi nii di jógee Kaffrine man ma jógee Matam ñu tas fii di organiser conférence de presse du ay dara du ay calcul politique du leneen rien que ñun ku wax ma ci Macky Sall ñun ñaar am nañu conviction yi nga xam ne kenn ku nekk si ñun Macky Sall mooy suñu leader ginnaaw yàlla ak yonent bi donc képp ku ko mos a laal ci àdduna rek dañu jël suñu position wone suñu position kon nag dama leen di wax sénégalais ak sénégalaises yi xale yi laay waxal moytu leen boobu appel bi mu leen di appelé di wax aussi la coalition Benno Bokk Yaakaar waxuma seulement APR yéen tamit ci seen jéemu bopp jóg leen jóg dafa jot duñ ko bàyyi rek muy wax Farba Ngom di tontu wala Ablaye Sow wala les cadres il faut ngeen jóg wax ak moom wax ak réew mi wax dafa jot ki duñ ko bàyyi rek muy lancer ay appel di yàq xelu xale yi te xale yi ñun ñoo leen jur ay suñuy doom lañ suñuy jarbaat lañu suñuy rakk lañu ñu bàyyi xel ci joolu pour mën a wax ak ñoom parce que am na loo xam ne buñ la ko waxee balaa nga koy comprendre mu nekk lu trop tard dañ ko war a xoolaat avant mu nekk lu trop tard xale yi yéen laay waxal toujours man ci loolu laay insister bàyyi leen seen xel élection bu jotee am ngeen liberté dem sànni carte ku leen neex loolu leer na mais comme élection jotagul kaay la ñu dem rayante kaay la ñu dem xeex ndax man ma mucc loolu fu ngeen ko gisee bàyyi leen ci xel lool man loolu laa leen di wax te tamit li muy wax ci waxu armée Ablaye Seydou Sow tontu na ci tontu boo xam ne xëy na sax moo ma ci ëpp xam-xam mais xam naa mbirum lenn rek France ak beneen réew moo ci yam puissance mondiale États-Unis la Barack Obama bi mu fi ñëwee teewule Macky Sall am courage wax na xalaatam ak li mu bëgg ak li nga xam ne bañ na ko loolu ci kanam askan bi yëpp télévision direct la ñu koy seetaan wax ma la France loolu dafa war a leer nit ñi xam ne position de Macky Sall mbirum justice nag tant que leeroo ci rien que pour ngeen xam li tax muy wax ne candidat la est-ce que jamonoy candidat dafa jot nga koy déclarer moment politique jeex na léegi législatif lañ jigéen présidentielle kenn waxagu ko kenn fixé gu ko da ngay xaar ba réew mi ba ñu fixé élection présidentielle nga doog wax sa candidature dafa xam ne du mucc ci dem wuy ji à la justice li muy wax noonu réy Lamine yëpp tàppet la moo gën a nekk buxkat ci aduna laa la wax
moo kan commencé di saalit di naan appeler à sénégalais yi xale yi préparer leen lan la ñuy préparer on prépare à une convocation boo xam ne bi ngay dem di maase wu bi ngay dem di defar sa yaram bi ngay dem di xool sa bànneexu bopp sa bakkan topp la kenn fekkee ko te ñuy bëgg nga leeral loolu kaay leen ngeen dem préparer wu luy ndeyam comme leer il faut mu leer ku fi saggan maase normal ñu ngi lay ñaan yàlla na sa ndigg wër ku fi maase boo xam ne dafa rax leneen nag kooku bu leeral ñëwee yaa koy leeral sa bopp nag loolu kenn du ko leeral ndax li ñu doon jëlee ci wàllu ban ak affaire bopp la loolu daa war a leer loolu daa war a leer kuy maase wu massage bu normal góor ak jigéen yëpp dañuy maase wu ñun waxuñu dara ci ñuy maase ndax loolu seen liggéey la dañ ci tedd am defar ci seen dund kuy maase wu maase normal sa ndigg bii metti wala sa mbagg yàlla na wér mais ki nga xam ne da ngay maase wu te sa massage rax leneen nag plaisir boobu yaa ko doon ut da ngay leeral sénégalais ak sénégalaises ni li ma doon def nii maa ko def il faut avoir le courage de le dire loolu mooy lu leer il faut avoir le courage de dire que ne dama doon maase wu massage bii mais rax na leneen mais maa ngi jëggalu sénégalais yi loolu mooy lu baax ndax da nga war a respecté ki nga ko doon seqal ba bi nga ko doon wut nga am plaisir boobu da nga ko war a faut pas oublier ce moment là boo xam ne buñ la nee woon salaamaaleykum booy tontu maaleykum salaam sa lamine day tàkk suuf il faut qu'on se dise la vérité nag ñu waxante dëgg kon nag mbooloo mi daal loolu dafa war a leer sénégalais yéen laay waxal wax dëgg yàlla xale yi préparé wu leen sur quoi bàyyi leen ki nga xam ne moo doon defar massage am mu dem wuy leeral askan bi ne du moom ñu bàyyi yoon def liggéeyam te yoon dina ci wax li am boobaa bu kiyee moom il est libre d'être candidat comme il était en 2019 Sénégal kenn moomu ko pouvoir moomu ko Macky Sall moomu réew mi dañ ko koo dénk bu ñuy wax te yàlla tax donc problème candidat yi ñëwee ku war a nekk candidat te yoon permettre ko mu war a nekk candidat du Macky Sall mooy désigner ki nekk candidat ak ñi dul nekk candidat loolu yoonu conseil constitutionnel la kon nag loolu dafa am solo en tout cas lii daal laa leen bëggoon wax maa ngi gërëm journaliste yëpp di gërëm suñu yeneen camarades ñi ko dégg départ ñëw ngeen xam ne daal mbir mi Ousmane Adji Sarr ak Ousmane loolu daa war a leer ba ñëpp xam beneen bi ci nekk aussi bu demee ba nga xam ne ñi mu doon wax yëpp journaliste yi marabout yi gendarmerie police ba léegi day tudd armée loolu aussi on verra la suite mais yaakaar naa armée bi Sénégal yi armée nationale la Sénégal yépp ko bokk ñoo loolu ñu ngi ko ñaawlu te rafetlu wuñ ko ci wàllu courage Macky Sall nag yàgg naa leen ko wax xam ngeen ko ku taxaw ci kanam Barack Obama jël position bi toll na bi mu jëloon moom kan moo ko yóbbaale ci wàllu ay influence wala leen dépassé na loolu maa ngi gërëm ñëpp di gërëm le ministre Abdoulaye Seydou Sow di courage am ci engagement am ci détermination am te man Farba Ngom du ma saxal kenn suukar yàlla dogal na tey soo amee légitimité di wax parce que pas que rek da nga nekk ministre engagement bopp moo la indi fi nga toog du leneen bokkoo ci ñuy sos parti bi bokkoo ci mais Macky Sall def la jël teg la ci wetam xool la nag xool ci lu bëri xam sa qualité loolu dafa am solo ci wàllu doomu aadama sa jaar-jaar avant de devenir ministre da nga am jaar-jaar te sa jaar-jaar yëpp amu ci fenn foo xam ne dañ koy testé wala xool ko di xoolaat 1% ñu koy gis ci ay calcul damay waxaale man Farba Ngom sama làmmiñ nekkul sama biir poos les gens camarades de l'APR il faut que gars yi jóg waaw il faut gars yi jóg du mu tudd tey nag tey ñëwuma pour di tudd turu kenn xëy na des moments à venir dina am ñoo xam ne dinaa leen cokaas ñoo xam ne ils ont tous les privilèges am nañu am mbir yi bëri te mbir mi jarlu leen dara dinaa ci tudd 1 à 1 2 à 2 3 à 3 ba mu leer nañ te loolu sama xalaatu bopp laay wax et je suis libre mais tey damay wax ak lii jóg leen loolu mooy wax ji merci beaucoup. téléphone bi yàqu na. non est-ce que journaliste yi waaw téléphone